waa li nga wax dafa am solo njàng ak njàngale. mooy am réew de. mooy am réew. moo xam ci paax nga Sénégal dañ tàmm bu ñu ne intellectuel rek ñu yaakaar ni. ñi jàng tubaab ba yey seen kayit. dëgg la déedéet. dëgg la jàngum daara Sidi Lamine Niass intellectuel bu mag la woon te arab la jàng. mi ngi noonu waaw mi ngi noonu kon nañuy joxe xibaar yu baax yi. gaa yu baax yi di ko dégg. wallaay am na ci solo bu baax ziar naa maam Cheikh. waaw Cheikh Faye moom it ndaanaan la. Baye Fall bi Baye Fall la mais Baye Fall gi da koy dund carrément. Baye Fall bu bëri bagage nit bu humble la également. waaw vraiment mais Baye Fall buy café sama café gi la nag gis nga li may naan nii dama koy teg mu koy coppati di ko fooyee. nitam nga café gi ngay café. nitam nga moo tax xam nga nit mën naa romb sa café du ko laal. moom bu amee fitu laal ko c'est parce que yow yaa ko may. acca kon laalal ci café gi mu ngi noonu kon na nga koy may mu dóor na dóor ci café gi rek. kon jeex na Kumba ba dépendre na la acca Kumba tey andil nga ñu lu am solo ci rubrique éducation bu tey bi. exactement ci introduction langue maternelle ci li nga xam ne moom mooy système éducatif sénégalais bi. rawatina dès le bas âge ñu ne ci école primaire. ni nga ko waxee nag yàgg nañu di ko mébét di wax ne dinañ ko def waaye dafa mel ni nag bi la yoon Kals ministre bi génn na def wax ci. yàgg naa koo dégg de. yàgg nga koo dégg mu nekk un défi boo xam ne dafa mës a jaaxal mën naa ne réewi Afrique yi ndax booy seet dañu ne amul dëkk bu mën a développer ci langue jàmbur. yàgg nañ ko comprendre xam nañ ko jàng nañ ko ñoom xam nañ mécanisme mais lan moo tax ba fii mu am yéexte ci doxal ko ci sunu école yi moom nag am na lu mu jot a wax ne dalal na xel yi tuuti ñu ngi xaar kon li nga xam ne moom mooy application yooyu décision mu jël sur le terrain kon xanaa balaa ñuy sori am na tamit ci deuxième partie bi bloc note bi tey li nga xam ni moom mooy El Hadji Omar Foutiyou Tall moom la ñu dellu si waaw wax ci moom jàmbaari fàkk dëkk googu nga xamante ne bi ñuy ñëw Sénégal yaakaar naa fekkoon na ñu bëri nekk ay ceddoog yu ne mel waaye dellu si waat na diine waaye yaraat askan wi bu baax koo xam ne mënuñoo wax diine ci Sénégal génnee ko ci waaye mënuñoo wax histoire résistant yi fii génnee ko ci dañ koy jàngal xale yi ci primaire bi kon moo tax tey ñu teg suñu bët ci moom di sàkku leer gi nekk ci moom yàlla taas ñu ci kon dañuy dem déglu rubrique bi buñ paree ñu ñëw décortiquer ñu jàngite ñëw kon incha allah dal leen nag jàmm ci seen rubrique moo nekkool di pàcc bi ñu jagleel wàllu njàng meek njàngale mi ci wàllu actualité ñaar fukki fan ak benn ci weeru février bi ñu weesu moom la àdduna wërngal këpp doon màggal journée internationale de la langue maternelle di bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal sunu kàllaamay réew wala sunuy kàllaamay cosaan ci bés boobu nag ki nga xam ni mooy jëwriñ di ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi fii ci réew Sénégal di Mamadou Talla daal di def ab déclaration bu am solo wax ci processus bi ñeel dugal kàllaamay réew mi ci système éducatif bi mu xamle ni am na jéego yu am solo yuñ ci jot a def ba sax ñett ci kàllaama yooyu di wolof séeréer ak pulaar jot nañ leen codifié ba dugal leen ci enseignement élémentaire bi bés boobu nag ñu ngi ko doon màggal ci musée des civilisations noires bi nekk fii ci Ndakaaru thème bi doon les langues transfrontalières. ci noonu borom xam-xam yu ci mel ni professeur Massamba Gueye di chercheur fondateur bu maison de l'oralité et du patrimoine bokk ci ñu jàpp ne suñuy kàllaamay réew wala bokk suñuy kàllaamay bopp dong ci la ñu mën a sukkandiku ngir jot ci développement bi ñuy yóotu boobu ak léegi. On ne peut plus continuer en Afrique à penser qu'un enfant qui a appris à compter avec une base de 5 dans sa langue nationale benn ñaar ñett ñeent juróom avec une base d'unité à 5 et qui dit juróom benn juróom ñaar on ne peut pas penser que cet enfant-là sera forcément mathématicien lorsqu'on lui impose une base d'unité de 9. Il faut qu'on respecte nos langues en sachant que chaque langue est, comme on dit encore, porteuse de science et de vérité. Donc enseigner dans ces langues-là, mais aussi accepter de les prendre comme véhicule d'information. tey ji nag ci sunu bloc note dañuy def ab fàttaliku ci résistant bu mag bi guerrier bi waaye fondateur bu empire toucouleur moom El Hadji Omar Tall turam dëgg di Omar Seydou Tall mu ngi gane àdduna ci diggante atum 1794 jàpp 1797 ci Alwar booru Guédé nekk ci département bu Podor doom la ci Seydou Tall ak it soxna Adama Omar Seydou Tall bokk ci famille bu mag bu ñu naw ñu dippee leen ay toorodo ci bu mu amee ñaar fukki at ak ñett ci la dem aji
ji ca Makkatal Mukarram nee nañu sax ci aj googu def na fukki at ak ñett. El Hadji Omar dem ba xamante ak xalifu Cheikh Mohammed Al Ghali nekk taalibe ci Ahmada Tidiane professeur am moom moo ko mujj jox kon titre bi di xalif des Tidiane mu daal di disparaître ci anam bu yéeme ca xeer yu mag yi ñu dippee grotte nekk ca Bandiagara ci réewu Mali ci atum 1864 lii lañ leen indiloon tey bu seen rubrique moo nekkool di leen jox dig daje beneen alarba bu soobee yàlla. am na solo li ma gën a noté nag tey ci rubrique bi mooy bloc note bi ak kilifa gii nga xam ne wax dëgg yàlla royuwaay la te xale yi dañ di war di jàng ci yu mel nii. li ma gën a leneen li ma jàpp ba tey it mooy li nga xam ne introduction wu langue maternelle yi nga xam ne booboog léegi ñu ngi koy wax waaye dafa mel ni cette fois-ci dañu jël nag une décision ferme. waaw parce que blocage yi bëri woon na Kals. waaye ni ma la ko waxee le 21 bi passé sorti wu ki nga xam ne mooy Mamadou Talla moom la ñu dénk éducation nationale fii ci Sénégal. daal di xam ni 3 langues à savoir le pulaar wolof ak séeréer codifié nañ ko ba dañ koy dugal ci li nga xam ne moom mooy enseignement bi ci élémentaire bi. alphabétisation dans la langue maternelle nee nañ day renforcer. li nga xam ne moom mooy identité culturelle te kenn mënu koo weddi. comme ni ma la ko waxee sànq chercheurs yi borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne amul réew bu mën a développer ci làkku jàmbur. moom moo waral valoriser suñu langue yi dafay am solo lool bu ñu fekkee ñu ngi aspirer ci développement. ñu ngi wax plan Sénégal émergent yaakaar naa di ay pas la yoo xam ne mënuñu koo bàyyi ginnaaw xam ko moo tax ñoom bi yoon ñu ne dañ cee jël ay décision ferme ngir mu gën a ñoŋ mu ngi noonu kon Kals tey loolu la ñu indi woon ci éducation bi ba pare nag projet bi dafa nekk comme ni nga ko waxee woon un défi boo xam ne dafa mës a poser problème pour ñu daal di koy dérouler sur le terrain waaye ñoom comprendre nañu jël na ay décision yu am solo ba jot na joxe 3 langues ni ma la ko waxee léegi pulaar olof ak séeréer ci 7 régions ci biir Sénégal lañ koy njëkk a tàmbalee Sénégal 14 régions la comme 7 yi lañ tànnagum pour daal di fay doore li nga xam ne moom mooy njàngaleem suñuy kàllaama réew ci li nga xam ne naafi yoo mexeme la ñuy jàngale séeréer bi dina garaaw séeréer bi dina garaaw sama mbokk ñu la naafi yoo mexeme kasu may kepp ba pare Kals c'est justifié que ne xale dafa war a am langue de base. Kals et c'est important. xale dafa war a am langue normalement de base. war nga nekk Sénégal. excuse-moi je te coupe pas. war nga nekk Sénégal. Kaderloo benn joolaa dugg si nuyu ko ci joolaa mu fay ko même bu dul joolaa. c'est vrai. parce que boo demee da ngay dem yenn dëkk yi seen langue yi ci biir dañ koy déggante ñoom foofu. exactement oui. mais fii toujours est-il que nag langue yi pour ñu koy mën a di làkk du yomb trop parce que communauté bu nekk dafay mel ni da ngay beru di wax sa làkk man fii on me reproche souvent de parler pulaar fii nii. mais du ma ko tey su ma gisee koo xam ne dégg na pulaar damay làkk ak moom systématiquement. imagine toi yow nga andil ma conducteur bi bindal ma ko en pulaar. loolu dina riche trop bu dee pulaar lay doon. bandirabe. ci war a waxtaan mais Kals bu weesoo loolu. dafa neex pourtant nag. gis nga c'est justifié scientifiquement que xale. dafa war a am langue de base boo xamante ni ci ngay sukkandiku pour di ko expliquer li ñu koy jàngal bu fekkente ne da nga bëgg xale bi di làkk français d'accord baax na mais il faut d'abord que mu dégg li nga xam ne moom mooy làkkam ba pare doog a mën a nag jël beneen làkk di nga ko koy introduire progressivement mais munoo ñëw jël làkku jàmbur kon fii habitude bi ñu am di def maanaam ñëw nekk joola wala nekk pulaar wala nekk séeréer ba pare parce que jàng nga tuuti rek nga ni xaaral léegi damay nekk tubaab bu ñuul sa biir kër sax ngay wax ak xale li nga xamante ni moom mooy français baax na parce que dina ko dimbali ci école ba buy jàng ak yooyu mais baax na tamit nga xamal xale bi li nga xam ne moom mooy làkk bi mu nàmp teel ko cee tàggat mu am ci connaissance ba pare après beneen langue bi muy ñëw nag dugal ko dafay nekk un plus booy seet xale boo koy jàngal man personnellement maanaam des fois ñu jàngal xale yi njàngum gumba maanaam français bi kaay ma laaj la nag et tu me réponds honnêtement. oui xale yi kër ga ñu ngi làkk alpulaar. ñu ngi làkk alpulaar ñu ngi làkk olof. boo leen làkkee dinañu dégg. bu ma leen làkkee dinañu dégg. ñu ngi lay tontu. ñu ngi may tontu. nu ñu lay woowee maman. déedéet ñoom yaay lañ may woowee. je comprends parce que c'est le milieu qui détermine l'individu. loolu dama leen koy may parce que mënoo nekk Sénégal nga ñu doo làkk wolof. man je ne suis pas trop dans ça Kals. parce que ni ma la ko waxee ay tubaab yu ñuul la ñuy gën a gis bu yàggee xale bi ab nii lay nekk nii mooy koo xam ne nii noir nii blanc buy làkk olof fii doo xam lan lay wax te pare français bi tamit mooy loolu. xam nga da ngay dugg fii dëgg bi naan xam nga Sénégal dafa metti des fois loolu dëgg la Kumba li nga wax nii xam nga lu tax mu am solo. boo fi waxoon léegi sa ndey wala sa baay ñu ne da ngay saaga nit ki. non ça dépend parce que tamit. parce que boo ne woon léegi bàyyi Kader wala ndeyi maam Cheikh ñu ne yaa ngi koy saaga dëgg la.
exactement et pourtant ndeyam la mooy yaayam. mais ça dépend de fi nga ko waxee parce que xale Ndakaaru par exemple boo ko ne ndey day yaakaar ni c'est péjoratif quoi alors que bu fekkente ne koo xam ne mu ngi nekk ci zone boo xam ne loolu la ñuy wax kooku du ko déranger mën na ne saa ndey wala saa baay du ko déranger toujours est-il que daal Kals fondement wu xale yëpp yaa waajur yi ñoo koy def ci moom mënoo ñëw nga nekk séeréer wala xalpulaar ñu làkk la sa làkk ba nga toll ni nga toll sa doom ñëw nga ne yow complexe nga wala léegi jàng nga waratoo làkk sa làkk pare jàpp xale yi ci kër gi di leen làkk tubaab rek di leen làkk tubaab finalement mooy li ma la wax genre xale et bouge pas mi ngi noonu xale yi mel ni ñu nekk Charles de Gaulle man d'accord naa booy jàngal xale bu la waxee boo ko waxee dara ci français mu mën koo ficc ci olof par exemple parce que fii langue bi nga xam ne moom la ñuy communiquer olof la de façon globale d'accord naa xale bi boo koy jàngal boo ko làkkee français na fekk li nga koy wax en français xam na ko ci wolof mooy indi xale yooyu nga xam ne doo xam dañoo tëxet doo xam duñu dégg doo xam parce que finalement li ma la wax sànq ay nii la ñuy doon nii mooy ni noir ni blanc yaa ngi ci diggante ba pare léegi ñoo yor xeetu langage mais dégguñu olof dégguñu tubaab dégguñu olof dégguñu tubaab bu ñu làkkee olof ay mëm ak yu ne la ñuy woowee seen yaay exactement ay mëm yaay yi ñoo ko nangu nag parce que ni ngay woowee sa yaay wala sa papa dafa war a am tuuti respect mais Kals mu ngi noonu kon lii moo am solo ci introduction langue suñu ay langue locale ba pare nag ci wàllu science sax ak li nga xam ne mooy psychopédagogie sama question bi ba tey tontoo goo ko tamit beneen bi mooy ban xam nga yow li nga fi andi ci ay proposition wala sax globalement ci Sénégal bu ñu nee décider nañu wala dinañu def lii application ba mooy problème yaakaar nga ni dinañ ko appliquer yaakaar naa ni bii yoon parce que jël na ñetti langue déjà yoo xam ne moom la ñuy démarrer ban ak ban mooy pulaar ak ban mooy wolof mooy séeréer ñett yooyu dinañ ko tester ci 7 régions ci territoire national bi yëpp ba pare nee naa la ci psychopédagogie sax dañ koo prouver maanaam ci wàllu science dañu ne xale mënul nekk ci milieu boo xamante ne da ngay indi yeneen làkk yu mu nàmpul wala yu demee noonu di ko dugalal ci biir njàngam mu ngi mel ni tey yow nga demoon par exemple benn exemple terre à terre laay joxe boo xam ne dafa dal ku ma jege doomam Italie la juddoo léegi moom ak jëkkëram ay xalpulaar lañu comprendre nga léegi dañu doon làkk xale bi pulaar ci biir kër gi léegi bu génnee dem école xale bi du xamante lan lay def. xale ba day dem ci italien di leen làkk alpulaar. non parce que day dem classe du participer. léegi ñoom tubaab bi dañu yaakaaroon dafa am problème psychique. après ñu convoqué parents yi parce que ñoom noonu la ñuy def dañuy seetlu xale. bi ñu convoqué parents yi ñu ñëw ñu ne leen xale bi ça va pas il faut ñu yóbbu ko consultation léegi après moom yaa gis dafa paniqué woon tout au début mais après. kenn ci ñi di jàngal xale yi moo ko ne ban làkk ngeen koy làkk kër ga mu expliquer parce que xale bi foofu amul famille comme fii xale bi ci famille ci kër gu mag lay juddoo donc di gis nit yu bari di communiquer alors que fee yaay jëkk papa ji rek lay gis bu fa génnee école la jëm mais ñu comprendre loo ko ni il faut que mu am langue boo xam ne moom lay démarrer ba pare langue de base mais dafa obligé léegi ci biir kër gi sax italien boobu la koy làkk après ci dafa am amélioration école parce que bi mu demee léegi bokk na parce que mais nekk na ci même niveau de langage que ñeneen mais munoo jël nit ki sa doom juddoo Sénégal nga ne yow doo ko làkk olof xaw ma complexe la xaw ma lu mu doon après nga jël làkk jàmbur nga ne moom nga koy wax wala doo làkk sa doom pulaar parce que yow ndereng nga bëggoo làkk sa doom ndereng parce que fii ndereng yi dañ leen di tooñ ñu baal ma ci exemple bi mais ku nekk na nga valoriser li nga xamante ni moom mooy sa kàllaama bu ñu ko defee xale yi dinañ am wéeruwaay dinañ am ci lu ñu sukkandiku pour jàng moo xam français lay doon wala anglais lay doon wala beneen làkk lay doon mais nañu am base ba pare Kals doo ko jàll ci leneen c'est important bu ko defee ma ñëw tuuti ci nga xam ne moom mooy bloc note bi Cheikh Omar Tall bu doon xalpulaar nga dama la naan Kodda Adama Aïssé Elimani Siré noonu lañ koy bàkkee ci tukulóor Kodda Adama Aïssé mooy yaayam Adama Aïssé la tudd moom mooy caatam Elimani Siré nag Eliman bu mag la woon loolu kenn du ko weddi kon moom mooy Cheikh Omar Tall nekk résistant boo xamante ne wax naa la li mu def ci wàllu diine ak ci wàllu culture ak ci wàllu xam-xam moo xam Sénégal wala bitim réew kenn xamul nu mu tollu dayoo gi mag ñi sax bu ñu la koy jàngal da ngay dem ba da ngay admirer la dimension bi ba fii dañu ne dafa disparaître dans les grottes de Bandiagara kon mu ngi noonu mystère bi nekk ci autour de ce personnage moo waral tey ñu def bloc note ñu def ko ci bloc note bi donc loolu la ñuy noté kon ci bloc note bi de ce matin waaye man li ma amal solo rek mooy li ma la wax laa lay waxaat léegi introduction wu langue boobu nga xam ne mooy langue maternelle yi ci enseignement Sénégal bi am na solo gëm suñu bopp waaw gëm suñu aada gëm suñu cosaan gëm suñuy làkki réew bu ñu nangu tubaab bi ñu ñëw di ñu gëmloo ni li ne réewam moo baax bu fekkonte ni li nekk seen réew moo baax du ñu ñëw suñu dëkk di ñu jéem a yàq c'est-à-dire ñoom dañu dem ba dañu ñuy fan ci ñun base yi ñu am te ñoom amuñu ko mais ils n'osent pas le dire kon ñun bu ñu foowee lu ñu moom nañu fonk suñu cosaan man daal ci loolu laay terminer jërëjëf moo xam séeréer nga
moo xam xalpulaar nga moo xam joolaa nga Jërëjëf. li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaax. jërëjëf Koumba ñi ngi lay gërëm bu baax a baax ci rubrique éducation boobu nga xam ne moom nga ñuy andil mercredi bu ne rendez-vous tout à l'heure di nga ànd ak rédaction bi ci bitim réew pàcc bi nga xam ne moom la ñu